Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, guys. My new up to room. I have some downloads, some deep downloads as usual, bye. I have some deep downloads. We're talking about vibration today. Yesterday the live was cut off. I don't know, for some reason, because I was giving so much information. Maybe they cut it off. I don't know. I have some new downloads, vibration. I let more people come in the room and then I'm gonna talk about it. Salut game, allez job. My new up. Yep, salut, allez job, right? Allez job, guys. I agree, everybody. I'm sorry for yesterday. The live cut off for some reason. I don't know why. Yep. My favorite music. Okay. Let's go, guys. Let's go. You know, we have 3 people. I'm gonna start because it's gonna last 30 minutes as usual. Today we're gonna talk about vibration. Yo, we're going to talk about vibration. C'est quoi la vibration et lan moy vibration? Vibration moy yëngu ak di doxal aduna. So yesterday I was talking about it a little bit, and previously I was talking about the music. Why we're liking this type of music and we're not liking the other type of music. Why we religiously accept like what is called Arabic music, and we don't accept like American music. It's all about vibration. What is a vibration? So I'm going to speak in English first and then speak in Wolof for my Senegalese people to understand better. Okay, that's how it is working right now. Okay, the vibration is just like what the life is about. Like everything is vibration. Everything is vibration. Sorry guys, my phone is bugging out. Everything is vibration. You know, life is vibration. Like we know we cannot see it, but like if we see our body, we take our body. We take one by one. We just cut it off one by one. We're going to go back to an atom, which is the smallest particle in our life. Everything that is on this earth, it just resumes to an atom, which is the smallest thing that exists in this life. But that's what the scientists said. But there is the smallest thing more than an atom, which is something else. I'm going to come back for it and explain it in another live. We're not here for that. Because I'm just going to talk about an atom. That's what the scientists know. That's what a lot of people know. That's what I'm going to stop. But I know what is behind an atom, which is nothing. Nothing is behind an atom. But if I have to talk about an atom, what is after an atom, a lot of people here, they're not going to understand. I'm just going to talk about an atom. An atom is composed. An atom is the smallest part, smallest thing that exists on this earth, which is vibration. An atom is a vibration, but it's not living, but it's vibrating to create this whole reality, which is life. Me, I'm vibrating. I'm composed by billions of atoms, which is the smallest particle, and combined together, it becomes like a solid body, or it becomes a being like me, or it becomes an object, whatever you can call it, or it become like the atmosphere, air, gas, liquid, everything that is liquid, everything that is gas, everything that is air, whatever you can call it, it's a component. All its component is just is cells, and then sometimes it's molecule, and sometimes it's just atom, because it goes like that. It's first of all you have a cells. Cells is every being that exists have cells. Like me, I'm a human being. I have life. Because I have a multitude of cells that we call like cells, and then they combine together to become like a human body, which is this illusion of a human body. We call it a multitude of cells that become that give you an illusion of a human body. But if you cut a cells, we have molecules, and if you cut a molecule, we have atom. I'm gonna just tell you that atom, that what causes vibration.
That vibration is like that atom is composed of proton, neutron, and electron. The proton is positive, the neutron is neutral, and the what is called again, the electron is just vibrating. It's just surrounding those two, which is the proton and the neutron. That gives vibration. Everything on this life, even the music, is composed by that. It's composed by atom, which is the smallest particle that a human eyes cannot see. It's composed by like a neutron. I'm going to repeat myself. A proton, a neutron, and an electron. The proton is positive, the neutron is neutral, and the electron is negative, which is but the electron is just surrounding the proton and the neutron, which give vibration. Like the electron is vibrating surrounding those two, which is the proton and the neutron. That gives vibration. Every single thing you see on this life is composed by those two, by those three, and then from there they have several of them just to create what we call like a nucleus. A nucleus is surrounding, is the smallest thing after an atom. We have an atom, and inside an atom, which is an atom, nobody can cut it. Nobody can divide an atom. An atom is the smallest particle on this earth, which is a human eyes cannot see an atom. But like if you see a microscope or whatever to see through your eyes, you're going to see an atom. That's the only way you can see an atom. But inside an atom, you're going to see a nucleus. A nucleus is composed by those three that I was talking, which is a proton, a neutron, and an electron, which is vibration. That's vibration. They're vibrating, but like they don't have life. Like me, like cells. Everything that have life, that breathe and everything, which is the micro, what's it called? The viruses, the germs, the human body, the animals, everything, all those things, they have cells because they have, the entities, they breathe, they have a life. But after that comes like cells. After that comes like molecule, like every object that doesn't have life is called molecule, which is, they're not a living being, but like the entities, they're just there because they was created maybe by human beings or whatever, but they don't have a life. They just stop on the process of a molecule, and then from a molecule they go to an atom, and from an atom to a nucleus. From a nucleus, they have those three components that I was saying, which is the proton, the nucleus, and the proton, the neutron, and the electron. Okay, I'm gonna tell you, like everything on this life is based on those three: the proton, the neutron, and the electron. And that's what we call vibration. If you take the music, that's what it is composed. If you see the human body, that's what it is composed. If you see the air, it's what it is composed. If you see the sand and everything that you take, you're gonna see those things that I'm saying. But like what we call vibration is just like those things. Like I said, everything is vibration. Even myself, I'm vibrating on this frequency called mafal. I'm vibrating in this frequency called mafal. So everything else is vibrating in the frequency that is called, the name it is called. Like an animal is vibrating in the frequency called animal. The tree is vibrating in the frequency what we call tree. But it is composed the same, it had the same component, like those three components that I was saying, but the tree have the same component as the human body because they have cells, because they're they are a living being, like me. But like if you see any object like cars and everything, they have proton, neutron, and electron, but they don't have like cells because they're not a living being. Okay, if you take the music, like I was saying, or you take anything that is like vibrating in a frequency that might affect the human body. Like if you say music is just like sometimes, like I was saying to my friend the other time, my last shows, I was explaining like the reason why sometimes you listen to some music and they say religiously it is a good music, and sometimes you listen to some music that's the same exact music. It looks like the same, but it's not the same. It's all about the vibration. If you see like an Islamic music, you know what I'm saying? The same music that it is called music, but like we accept it as Muslim or we accept it as Christian or whatever because there's a vibration it is bringing you to. So if you see the 440 hertz, 440 hertz is a vibration it's a demonic vibration. That's what it is. Most of the music right now, it is composed on the vibration, which is like the vibration of
it's a demoniac vibration. But if you see like Islamic, whatever you can call it, like any type of music that is composed on a 32 hertz, it's like more in tune with the human body. You know what I'm saying? Any vibration that is composed on 32 hertz, it is in tune with the human nature. It's in tune with the human vibration, which is the cosmos, everything. All those vibrations, they have levels. It just like it goes until 22,000 vibration. Frequency. All those vibrations, they have frequency, and those frequencies sometimes it's bad or good. Let's say I say a curse. If I curse you out, it's a vibration, but it's vibrating in a frequency that's like it's gonna put you in a negative mood. But if I just like greet you, I thank you, or I just say good words, you're gonna like it because it's a vibration that it's a frequency that is vibrating in a positive way. So the same thing is happening everywhere. So everything on this life is vibrating. It's vibration. It's vibration. So to be in tune with it, you have to know what kind of vibration it is going on right now. So if you listen to music, or you listen to somebody, or somebody is talking to you, and he is just like behaving with you because he accepts to behave on the vibration, or to vibrate on the frequency of just negativity, or you see somebody is just vibrating in the frequency of positivity. So you yourself, you have to know those things, knowing like what is vibration, knowing like what frequencies a person is vibrating, and knowing why, like things that is surrounding you, why they there for. You know what I'm saying? Because they vibrate. Everything on this earth is vibrating in the frequency, but you have to know what kind of frequency is it vibrating for, not you to not get like involved on the type of vibration, which is a frequency. You know what I'm saying? So like if you see a bad person, he accepts to vibrate in the negative vibration. If you see a good person, he accepts to vibrate in a good frequency. Which they just live for living. They don't understand why the reason why we're here. So okay, I'm just explain. Ma ñëw expliquer wolof. So aduna li ma la wax rek wax na anglais ba pare may expliquer wolof ne aduna vibration la. Vibration mooy like li doxal aduna looloo koy doxal. Maanaam lépp loo gis ci aduna maanaam vibration la. Vibration mooy doxal aduna. Xëy na peut-être ñun xam nañ ko ak ñu ko xamul. Lépp loo gis ci aduna rek ñoo bokk li ngeen sàkkee mooy boo dama koy wax ci anglais parce que atome la. Atome mooy li nga xam ne scientifique li moom lañ doon trouvé ne moo gën a tuuti ci àdduna loo xam ne nit mënu koo dagg bu ñu ko doon dagg ba mu tuuti mën nañu ko dagg fa la ñuy yem muy atome. Mais atome boobu nag am na fu mu jógee mu ngi jógee ci molécule. Molécule moo topp ci safurla dañuy jël cells moo topp bu ci nit cells la après molécule atome après atome noyau après noyau moo am ci biir noyau boobu noonu moom la ñuy wax nucléus moom lu bëri ci nekk am na lu ñuy wax proton neutron ak électron yooyu noonu ñooy composé vibration bi wër àdduna lépp ci ñett yooyu la tënk mooy ndox lépp luy gaz ak lépp lu solide lépp luy solide mooy lu solide mooy doomu aadama ak lépp loo xam ne ko gis ci biti rek loolu ñett yooyu la composé. Mais li nga xam ne day dund lépp loo xam ne day dund muy doomu aadama bi day dund lépp loo xam ne garab muy animal yi ñoom am nañ dañuy dem ba bu ñu jógee ci molécule day dem ci cellule. Bu ñu demee ci cellule parce que cellule day dund muy microbe yi muy virus yi yëpp dañuy dund parce que am nañ ay cellules. Donc lépp lu am cellule rek après molécule da ngay am cellule parce que you living being maanaam da ngay dund. Mais lépp loo xam ne dundul nag muy ay objet molécule la yem mais ci suuf du tee day am vibration parce que lépp luy composé vibration ci atome la nekk. Atome ñëpp ko am ci àdduna bi. Loolu laa lay wax nag bu ñu xoolee musique boo xoolee musique wala nga gis nit parfois muy vibrer ci benn fréquence boo xam ne yow da lay jaaxal c'est parce que dafa accepter moom di vibrer ci fréquence boo xam ne c'est négatif. Wala nga gis koo xam ne day accepter nga gis nit ko baax di vibrer ci fréquence moom dafa accepter di vibrer ci fréquence boo xam ne fréquence bu baax la. Xam nga parce que doomu aadama ci fréquence lay vibrer lépp loo gis day vibrer mais ci ban fréquence lay vibrer boo ko xamul mooy waral ngay ñàkk a comprendre nit ki wala ngay réagir nit ki doo xam yow ban comportement nga war a jël nit ki. Mais xam sa bopp parfois day baax ngay dellu ci sa bopp di dellu ci xam yow li la wër boo koy xam rek parfois da lay dimbali nga xam yow lan mooy li la wër
li la wër dëgg li ci ëpp mooy tax mooy vibration yooyu noonu boo ko dul xam rek da ngay sonn parce que à chaque fois di nga dileeg ay nit doo xam lu tax yow ñoom seen ñuy réagir noonu parce que lépp day tegu ci vibration lépp day tegu ci fréquence parce que fréquence moo ñu régir ñun ñëpp parce que képp ku ci nekk lépp vibration la mais ban fréquence lay vibrer xam nga déglu musique nga like ko wala nga déglu ay jàng nga bëgg ko wala nga déglu mbalax bi mu dugg la mais boo ko konee déglu da lay changer parce que daa am doomu aadama benn fréquence bu mu war a vibrer pour que mu mën a nekk en communion avec lépp loo xam ne di dox ci àdduna bi parce que lépp ñoo bokk nekk ay atomes parce que lépp ci àdduna bi lépp c'est des milliards d'atomes xam nga ku ci nekk nag di vibrer ci fréquence man moo tudd Mafal ma lay jax maa ngi lay ziar ma lay tudd ma lay xam nga garab bi tudd garab xam nga animal bi tudd animal kii mu tudd sax loo gis rek ci fréquence la nekk mais ñëpp vibration la ñoo bokk am ay atomes ñu atomes yëpp ñooy am proton neutron ak électron la ñëpp ko am lépp ko am ci àdduna bi lépp loo gis muy dund rek kii la atome la c'est des milliards et des milliards d'atomes te ñëpp ñoo ciy am mais nag après la moo ñuy différencier ñun ñëpp mooy ci yan fréquence la ñuy vibrer mooy lu baax lu bon lu ñaaw lu yéex lu gaaw xam nga parce que lépp rek ci fréquence lay différencier loo gis mu am différence rek fréquence la amee différence moo tax ñu naan la del déglu fréquence bi mooy tax mooy baax ci sa vibration en tant que être humain del déglu fréquence bi mooy baax ci sa comportement boo xoolee rajo noonu lay doxee même chose rajo yëpp day vibrer mais ci fréquence boo bëggee déglu musique am na fréquence booy dem boo bëggee déglu mbalax am na fréquence booy dem boo bëggee déglu rap am na fréquence booy dem bu ci nekk rek am na lu mu lay benn sentiment bu mu lay jox doomu aadama bi noonu la nit ñi la wër pour nga mën leen a cerner yow da nga war a xam ñun ñëpp na ñooy am ci vibration la ñuy dox mais ku ci nekk yow ban vibration ban fréquence lay dox pour que yow nga mën a dil ak moom pour que yow nga mën a nekk ak ñooñu wala pour que yow nga mën a nekk nga wax sax une tune loolu la ñuy wax ci anglais mooy how you can get in tune with those people nan ngay mën a nekkee loolu da ci am solo nga xool ba ci nitu yàlla yi maanaam ñoom loolu secret yooyu lañu yoroon maanaam dañoo xam ne adduna bi yëpp benn la nit bu taxoon fii daan ne lii la yàlla am parce que xam na ne moom li mu doon atome la te leneen tamit atome la mais ban fréquence la atome boobu di vibrer moom day jéem a xam ban fréquence la atome boobu di vibrer mu jéem a fexe atome boobu fekk si ko parce que lépp loo gis fréquence la parce que ñëpp bu ñu nekkee atome ñëpp benn lañ kon mais léegi ban fréquence la ñuy vibrer ñoom loolu secret boobu lañ doon xam ñoom parce que koo gis rek muy yëngal adduna wala mu am benn daye wala mu am benn secret bi daa xam lan mooy fréquence xam atome ñun ñëpp ay atome lañ mais ci ban atome la fréquence atome bu ci nekk ban fréquence lay vibrer parce que atome bu ci nekk day vibrer ñëpp xam nañ loolu atome dafa composé de électron de proton et de neutron soo ñett yooyu noonu moo wër adduna muy loolu la ñuy wax nucléus ci anglais we call it nucléus we call it noyau en français mais ci biir atome boobu noonu loolu la scientifique yi wax nañu moo gën a tuuti mais man pour man am na lu ko gën a tuuti mais loolu après dañ ci ñëwaat moo tax ñun ñu war a yeewu di xam di jéem a jàng parce que jàng bi ngay jàngal sa bopp di jéem a yeewu ci sa bopp day tax yow maanaam lu waay yëngu rek di nga xam lu tax mu yëngu lu waay di def rek di nga xam lu tax muy defee noonu mais boo ko xamul rek mooy war a parfois nit di def dara wala muy yëngu ngay am divergence ak moom xam nga parce que di nga xam ne kii de he is a bad person because like he just accept to vibrate in mooy démon yëpp tous les everybody képp koo xam ne dañ naan ay kii nit ko bon la wala xam nga seytaane la wala lu mu doon dañoo accepter ñoom di vibrer ci fréquence yooyu like the négative mooy négative fréquence képp koo xam ne daa baax moom moo bëgg dem di vibrer ci fréquence bu baax léegi nag yow nit ki lépp li ma doon wax démb rek lépp ñun la lépp ñëpp la lépp ñun la lépp day delluwaat ci yow mais nan nga war a mënee cerner xàmmee ràññee maanaam fréquence yi ba nit ki boo duggee ci gis nga lépp day leer boo duggee ci place wala nga jëlanteeg nit da ngay dem ba benn instant da ngay sentir yow boo duggee rek di nga environnement bi day change parce que fréquence bi sa fréquence parfois day affecté
da ngay xam ku ci nekk ban vibration lay vibration yëpp ñoo yam mais ban fréquence lay vibre moom moo ne fii bu fekkee ne maanaam yow nit ki dafa am xol ba bon wala dafa triste wala dafa bon wala dafa baax da nga koy sentir yow boo nekkee ci environnement boobu loolu la ñuy wax fréquence parce que yow sa fréquence parfois day interférer ak yeneen fréquences yi nga yaakaar ne yow la alors que du yow li koy indi mooy juste rek ñun ñëpp dañoo nekk ay vibration parfois fréquence buy émettre ñun ñëpp day coaliser mais nan ngay ràññee yooyu noonu loolu moo jafe la ngay ràññee loolu nag loolu moo tax nga war a yow di dellu sa bopp chaque fois di pay attention di xalaat di teey di xool ndax lii fréquence bii di vibrer mu ñëw sama côté est-ce que man la wala est-ce que keneen la loolu mooy nit foog ngay dellu ci sa bopp parfois di teey di dal di toog di xalaat di moytu di xool parce que yooyu nga def mooy tax ngay mën a xam di ràññee fréquence bi ban fréquence la booy déglu musique nga gis ne yow like he is bringing you a baat mu ngi lay indil maanaam naqaru xol wala mu ngi lay indil laay même bu fekkee yaa ngi bëgg mais sentiroo sa bopp ak ban fan la lay yóbbu musique boo koy déglu mu lay yóbbu foofu rek xamal na yow like you is not that vibration that frequency is not good for your vibration wala nga déglu musique nga gis ne like his douce la xam nga ça t'amène vers Dieu ça t'amène à passer ça t'amène à faire du bien ça t'amène à penser à des gens aux hommes ça t'amène à di da lay indil ngay bëgg nit ñi wala dara loolu fréquence boobu that's a good frequency because da lay help nga become like more humanitarian like nga humanitaire xam nga so donc loolu mooy vibration dafa nekk lu complexe loo xam ne nit ku nekk da nga war a di gëstu pour mën a nekk en relation avec la nature parce que adduna bi yëpp vibration la te vibration yëpp atome lañ te atome yëpp daa am lu mu composé wu te loolu yëpp dafa nekk ci doomu aadama kon ñëpp ñoo bokk yam nekk ay atome mais ci ñëpp dañuy vibrer ci vibration yi vibrer ñu ñëpp dañoo nekk ay fréquence ku ci nekk ci fréquence nga taxaw kon fréquence bu ci nekk bi nga taxaw nit ki da nga war a xam pour mën a dil ak sa morom pour te xam ne ñu ñëpp ay fréquence la Sinik Ndoye maa ngi lay ziar nga ne my neuroscience teacher keep rolling yeah dañuy jib rek du loolu sax de c'est juste que ne on xam nga parfois adduna maanaam nit dina am fu muy toll maanaam scientifique yi ñoom dañoo jàll li may wax rek am loo xam ne jotuma koy wax parce que su ma waxee day gën a sori li ñuy atome ñoom atome lañu yem parce que dañuy atome moo gën a tuuti ci adduna mais ci ginnaaw atome am na lu fa nekk mais loolu suñ ci duggee rek dañuy gën a dugg ci spiritualité boo xam ne maanaam tey am ñoo xam ñu bëri duñ comprendre mais bu ko jotee yow ba ma wooyee incha allah mën nañ ci wax wala keneen wax mën nañ ci wax ginnaaw atome lan moo fa nekk après ginnaaw loolu la moo fa nekk ginnaaw loolu la moo fa nekk ginnaaw loolu la moo fa nekk mais scientifique yi ñoom fa lay yam ci atome lañ yam dañoo jàpp ne atome moo gën a tuuti loo xam ne kenn mënu koo diviser ci adduna fa la yam mooy atome moo composé li ci topp atome nucléus la moo ci nucléus mooy composé wu li ma leen wax noonu proton neutron neutron ñëpp jàng nañ ko ba ñu nekkee xale mais bu ci nekk bii positif xoolal rek secret bu ci nekk proton neutron ak électron mooy négatif mooy wër proton ak neutron proton dafa positif neutron dafa neutre léegi électron moo leen wër di vibrer di dox ci ñun loolu xam nga lu muy signifie ay mbir la pare loolu noonu moo wër ci adduna bi ba mu daj loolu la composé adduna bi ba mu daj loolu la composé muy nit ki muy mala bi muy nit muy chose yi muy lépp loo gis rek ñett yooyu ñoo ko régir proton neutron électron te loolu moo gën a nekk mooy noyau bi gën a tuuti ci la nga xam ne nit mënatu ko dagg moom la ñuy wax nucléus mi ngi nekk ci biir noyau mooy li ñuy wax noyau moom mooy atome après atome ci nucléus mooy coom nucléus nag mooy composé 3 yooyu noonu lépp loo gis ci àdduna ci loolu la nekk kon ñu war a yeewu xam ne lépp ci vibration lay dox àdduna vibration la te vibration boo gis ci fréquence lay dox nit koo gis ci fréquence lay dox ma faal ci fréquence bii la nangu laay vibré tudd ma faal xees ñuul amee rasa xam nga nekk ci Facebook bi wala may wat wala may def leneen ak leneen ma paatee moom mu ngi ci lële ma demba moom noonu la tudd ne sol nii sol lële loolu lay vibré ba pare am jikko ba am benn comportement am benn jikko bi xam nga muy mala bi même chose muy garab bi même chose muy asamaan si même chose muy jaww ji même chose muy ngelaw li même chose muy taw bi même chose muy lépp loo gis rek muy am objet loolu la anglais di wax they call it a matter everything that is existing lépp loo xam ne exister nga mën koo laal rek loolu la ñuy wax matter loo mënul laal mooy nothing léegi lépp loo mën a laal rek
nga ñàkk koo mën a laal muy gaz muy liquide muy solide loolu yëpp day composé wu d'atome te atome vibration la so kon nañuy yeewu ci côté boobu noonu dama wax ne comme démb eggali ma ko naa ko eggali ci côté li ñuy wax ma eggale ko ci côté vibration pour que li mën a vidéo ma defoon démb ak lii mën a am rapport gars yi mën a xam lan mooy dëgg vibration lan mooy tax yow boo mënee gis nit ki doo ko mën a supporter xamal nga gis nit ki di ko supporter wala yow boo gisee boo dégloo musique bii mu neex la wala boo dégloo musique bee mu bañ la neex nga am mood yi nga sentir ni waa li tax lii man may sentir lii xam nga parce que vibration bu fréquence bu muy vibrer moo nekkul moo nekkul sa fréquence xam nga parce que loolu mooy différencier nit ñi nit ki neex la wala mu ñàkk laa neex ci fréquence lay différencier nit ki neex la ñàkk laa neex ci fréquence la moo tax parce que ñëpp ñoo bokk li ñuy vibrer vibration bi ñuy vibrer mais fréquence moo ñuy différencier ñëpp ñoo bokk vibration ñëpp ay vibrer parce que vibration mi ngi jógee ci ñett yooyu ma la wax proton neutron ak électron mooy moo daj àdduna cosmos bi looloo ko wër xam nga loolu moom la yàlla bindee àdduna ñëpp xam nañu proton neutron ak électron mooy les trois matières yi nga xam ne mooy doxal àdduna léegi nag secret ba ca nee nag loolu leneen la beneen mbir la loolu dañ ci wax après léegi nag fréquence bu muy vibrer mooy waral différence yi di am ci jikko yi ci xalaat yi ci gisant yi ma bàyyi leen ngeen déglu tuuti musique après ñu tëj yaakaar naa ne weesuma 30 minutes vibration laa indi woon tey mooy wax nit ñi maanaam li mooy vibration ak lan mooy ci nit ki nan la war a mën a gisee différence li waral tey jii nii mu mën a déglu musique bi ñàkk mën a déglu bi lépp muy dépendre ci fréquence yi fréquence dégg nee naa dégg lu ma la wax lépp lu tubaab bi sàcc rek ci nit la ko jëlee lépp lu tubaab bi defar ci nit la ko jëlee lépp lu loo gis muy objet ci biti xamal na ci yow lañ ko copier defar ko mu nekk ci lépp loo xam ne gis nga li rajo yi def rajo c'est la même chose ak noyau safur la ak atome ñett yooyu la composé proton neutron ak électron ba pare bu ci nekk même chose mooy moom la rajo jël xam nga mais fréquence bi nag day différent loolu rek mooy différence doomu adama léegi nit ki ne da nga war a gëstu xam yooyu bu ko defee yow nit ki booy dina teg nit yow di nga xam ban genre nit la ak ban fréquence lay vibrer nga mën a xam ne kii de peut-être jim naa ba sonn mais suñu fréquence yi bokkul quoi xam nga ñoo bokk ni ñuy vibrer ñun ñëpp parce que doomu aadama yi bu ñëwee ñëpp benn lañ loolu la ñuy bëgg a wax mooy ñun ñëpp ñoo bokk di vibrer parce que li ñuy composé ñëpp ay atomes lañ parce que doomu aadama bi nii li may wax rek yaram bi du dëgg illusion la mais ci illusion boobu noonu maanaam c'est des composants li ko composé mooy ay milliards de cellules yooyu benn bu ci nekk boo ko jëlee li ci topp molécule la molécule boo ko jëlee li ci topp atome la atome boobu nag mooy indi li ci topp nucléus boobu noonu mooy noyau boobu noonu moo gën a tuuti mais ci biir noyau boobu noonu après atome ci biir noyau boobu noonu ñu koy wax atome boobu noonu noyau bi mi ngi tudd li ko composé mooy proton neutron électron ñett yooyu ñoo ko composé te loolu mooy doomu aadama loolu mooy adduna dangay def ma wax loolu mooy adduna maanaam muy xaj bi muy muus bi muy golo bi muy asamaan si muy suuf si muy jaww ji muy gaz bi muy oxygène bi muy lépp luy dox looloo ko wër looloo ko amal nit ki sax looloo ko amal parce que nit boo xoolee ni ma leen ko tegalee doomu aadama bi lii solide la cellule yi dem après cellule yi mooy lépp luy dund cellule dafa am cellule lépp luy dund luy noyyi am dund am nga cellule mais lépp lu dundul amul noyyiwul rek amul cellule molécule la yem parce que du amul mënut a reproduire lépp luy reproduire rek muy microbe nga mën a reproduire am na cellule muy germe yi am na cellule parce que day reproduire mais lépp luy objet du reproduire amul cellule moom ay objet kii la yem molécule la yem mais du tee am na atome comme li ko doomu aadama amee da koy am mooy day vibrer ci dina mën a vibrer ci fréquence pour mën a nekk objet soit même bu ko nit defaree sax day vibrer ci fréquence parce que il est fait d'atome parce que atome ñëpp ko am ci àdduna muy neutron proton ak neutrino atome du dund molécule du dund molécule maanaam c'est pas un être vivant mais cellule c'est un être vivant après molécule cellule mooy ñëw après cellule doom ak kii doogu ñëw maanaam la matière humaine bi doogu ñëw nag parce que matière humaine bi c'est composé de cellules day composé de cellules léegi lépp loo xam ne dafa am cellule c'est un être vivant lépp loo xam ne nag c'est pas un être vivant molécule la mën a yem parce que du amul vie
so après molécule bi lu ci topp après molécule la moo ci topp atome moo ci topp atome boobu noonu lu ci topp mooy li ñuy wax noyau anglais naan ko nucléus boobu lu ci topp nucléus 3 yooyu moo ci topp mooy proton qui est positif, neutron qui est neutral, qui est neutre et électron muy wër àdduna muy wër ñett yooyu noonu te loolu secret moo secret am na secret bu ci nekk boo xam ne dinaa ci ñëwaat loolu ci yeneen façon expliquer waat nit ñi pour lu ci nekk loolu lu ci xóot noonu am na xam boo ci duggee ñu bëri duñ comprendre fii parce que mooy àdduna léegi nag bu ñëwee àdduna ñëpp benn nañ ñëpp am atome ci sa yaram nga xam ko ñàkk koo xam mais atome boobu day vibrer léegi atome yooyu noonu nag mooy composé nekk ay milliards nekk sa composé sa yaram nga nekk solide nga nekk lu constant ñu naan mafaal nga nii mais mafaal buñ ko daggee atome lay doon buñ ko daggee atome après mu am nucléus boobu am ay particules yooyu tudd proton neutron nucléus xaj bi muus bi golo bi lépp noonu la bindoo léegi nag après day vibrer ku ci nekk da ngay vibrer boo vibrer nga am ñun ñu am ay cellules xam nga léegi bu ñu amee ay cellules nekk nit di dund bu ñu dundee créer ay objet yooyu dañuy du tee objet yooyu dañuy am ay dañuy nekk atome parce que tout un ensemble un atome c'est un ensemble c'est un ensemble d'atomes un objet c'est un ensemble d'atomes mu nekk molécule après molécule boobu noonu nag mun na bañ a nekk du évoluer parce que dafa am fu mu yam parce que amul cellule lépp lu amul cellule doo mun am vie humaine comme microbe coronavirus bi nii lu tax mu nekk comme nit ñu dundee lay dundee mais virus dafa intelligent comme nit nu mu intelligent yi parce que c'est un cellule am na cellule day dund day xalaat day dugg sa système maanaam fagos dugg sa biir système nax leen xam nga lu tax ñu ne coronavirus bi maanaam day muté parce que day xalaat he is thinking day xalaat comme ni nit di xalaatee lay xalaatee parce que dafa am cellule lépp lu am cellule di vie lépp lu am cellule da ngay dund moo taxit mu mun a mu sonal gars yi nii mu sonal gars yi mënuñu trouver vaccin bi so muy virus sida yi lu mu doon virus boo gis he is living day dund so loolu laa indi woon expliqué leen ko xam naa du ma gën a yàggal su ma gën a yàgg day gën a kii bi vidéo bi day gën a yàgg ma bàyyi leen ñu eggali musique bi après ñu tëj yéen a ma gën a xam vibration lañ indi woon képp koo xam ne tardé nga soo paree dinaa bàyyi vidéo bi nii xam nga après dinaa ko upload ci sama YouTube bi gars yi jàpp leen si ngeen tas ko share ko vidéo yi boo leen ko mënee share parce que loolu mooy tax ñeneen ñi xam su ma paree dinaa ko yóbbu sama YouTube Mafda Baba Show la Mafda Baba TV Show mooy sama YouTube channel fa laa koy upload so damay naa ñëw rek pour que gars yi xam ñi nga xam ne xam ñu xamal leen parce que àdduna loolu la waaw dëgg la de loolu moom am na moom dëgg la de cynique li nga wax moom am na moom mais xam nga rek parfois nit ki da nga ñëw baaxee nit ñi parce que am ñoo xam ne xamuñu foog nga xamal leen mais du tee am ñoo xam ne même boo leen waxee moom tey su ma waxee nii duñ mën a xam parce que yàlla namul ci ñoom ñu xam am ñoo xam ne tey xëy na peut-être ils sont moins ouverts à la connaissance donc man ñoo tax muy wax ñoo tax may def vidéo yi nii xam nga mais du tee man xam gi ma ko xam dinaa ko wax ku bëgg jël ku bëggul tamit c'est normal mais ñu lay remercier ci acknowledge boobu noonu yow ngay def di ko xam mais àdduna loolu la rek xam nga yàlla mooy xamale te mooy gëstu tamit boo gëstu yàlla xamal la parce que yàlla mu ne képp ku ma jublu la soo loolu la rek ci lépp nag lu mu doon nañ ñëw liñ ci xam ñu wax parce que maa ngi doon wax di am ñu may xaabaabal nit ki ne ma non ma am loo xam ne waroo ko wax xam nga secret la affaire ma ne ko lépp dara du secret xam nga danaa nit ki xam ak ñàkk xam moo fi nekk mais lépp loo xam yàlla du jeex yàlla loo xam ci moom am na lu des ak àdduna loo xam ci àdduna am na lu des kon nañuy partagante pour jéem a xamal nit ki xamal ko taxul mu raw la wala dara mais da nga koy yee ci àdduna parce que ñëpp yow mënoo ne da ngaa yeewu yàlla am na lu nga xamal ba pare nga bañ a yee sa morom nit loolu égoïste la xam nga dinañ am ñu comprendre am ñu ñàkk ko comprendre dama ne loon eeru nëbbatu bi moo jeex maanaam xam-xam jamono ji ñu ko doon nëbb moo jeex jamono jooju weesu na maanaam jamono ji fekk 2500 ans xam-xam laa lay wax ni ak lu mu munti doon lu waaye bëgg a xam ni mën na ko xamal man nag fa laa toll jàpp naa ne li ma xam dama ko war a xamale li ma comprendre li ma ko gisee dama ko war a xamal nit ñi ku bëgg jël noonu la ku bëgg jël tamit la loolu adduna la loolu mu ngi ci ba léegi loolu mun ci ñàkk xam nga mais képp ku na ñu may woo di wax ne man noo am loo xam waroo koo di wax xam nga dafa ëpp mais foog nit ñi nga leen di yee parce que tamit adduna moo toll foofu nit ñi foog ñu xamal leen seen bopp pour ñuy mën a delluwaat seen bopp pour di mën a yeewu parce que nit ki mënuñu di nelaw rek di nelaw di ñuy nax defal lii man li ma ci xam pour mën a yee nit ñi ku ma déglu di nga yeewu
ku ma déglu di nga yeewu parce que adduna bi yeewaate moo fi am solo parce que nit ki boo ko yeewul lu muy yeewoo ba mën a jaamu yàlla nan lay yeewoo ba jaamu yàlla parce que ñun dañoo yàgg a nax lépp nag nit ki balaa nga koy jàngal maanaam jaamul yàlla wala dara da nga koy xamal kan mooy boppam ba pare man loolu moo tax a jóg xamal nit ki boppam maanaam xamal ko moom lan moo ko régir ci en terme de pensée en terme de nit ki lan la ko yàlla bindee ak lan moo tax mu am fréquence yi lan moo tax muy réagir nii waaye bëggee Tafa Afia maa ngi lay jaar nañ la bu wér loolu noonu nit ki boo ko xamul moom day jàpp liy tëlli rek yaakaar ne moom benn jëmm la buy dox nii rek kërër après daa war a dee après bu dee après ñu sul ko après la kërër dëgg la loolu dëgg la nit ki mais nit ki nag yàlla nu mu ko bindee bu dee toit bi moom da koo xam yow mi nga xam ne tey jii nit ku ñuul nga yow yàlla tànn la muy nga gën di mbindeef nit ku ñuul la yàlla tànn muy gën di mbindeef parce que nit ku ñuul mooy nit ku mat du ko mën a nëbb nit ku weex amul sax nothing wrong with them voilà nit ku weex maanaam day làkk mélanine dañoo amuñu mélanine nit ki les ngay am mélanine less you more nga ngay aware of sa surrounding mooy sa nga gën a yeewu ci sa àdduna mais ñun ñi tubaab bi dañoo nax dañoo gëmloo ne ay nit the white person is better non parce que dañoo xam nañ ne ñoo leen gën a yeew ñoo leen gën a muus ñoo leen gën a intelligent mais ñu def ay propagande pour nax ñu moo nga suñu jigéen ñi ñenn ñi di xeesal wala dara di xeeb sa bopp xam nga li waxoon naa fi ñëw naa fi wax ci ay wee képp koo bëgg a xam la la wee di signifier def naa ci ay vidéo la la karaw di signifier def naa ci vidéo dama la ngeen saan sama vidéo yu njëkk yi lan mooy mélanine mooy la moo tax ñuy ñuul waxoon naa ci dama la ngeen vidéo yi nga saan ko wax naa ci vibration wax naa ci xalaat xam nga li tax ñuy xalaat xam nga yooyu wax naa ci ku ci bëgg a xam demal vidéo yi mi ngi foofu dama na sama YouTube Mouff The Barber TV show la ngeen subscribe xam nga su ma paree fii dama ko jël upload ko foofu parce que loolu man pour man nit ki looy defal nit ki di ko jox xaalis di gën mooy nga xamal ko boppam bu xamee boppam bu dégluwaat sama vidéo yi ma def nii képp ku ko dégluwaat ko di nga xam li ma lay expliquer ne mooy dëgg après nag yow nag yaa xool nag léegi li ci des liggéey bi ci des yow la mais information bi jox naa la ko yow yaay def liggéey ba ca des parce que nit ki daa fu mu mën a yem kenn mun laa jaamul yàlla ku dul sa bopp kenn mun laa xamal ku dul sa bopp li ma mën rek mooy wax bàyyi la ca des yaa koy defal sa bopp mooy yaay doxal sa bopp xam nañ leen jéem a yeewu jéem a xalaat te ko yeewu te jéem a xool ñun yàlla ni mu ñu bindee jëmm ji li mu ñu bindee mën a kiimaan la nañuy delluwaat suñu bopp ñu bëggee xam suñu bopp adduna bi nii boo ko bëggee xam boo delloo sa bopp rek yow adduna bi dara du la fi ëmpati parce que kiiraay yi yàlla di wax ci yow la nekk mooy sa jëmm yii boo ko xamul ba ngay sangoo suuf doo mus a yeew ci adduna te ñun ñu ci bëri loolu moo ñu sonal maanaam dañuy dund mais xamuñu suñu bopp boo xamul sa bopp nag adduna bi da doon kiiraay lépp loo gis da ngay jàpp ne yow like des négativité wala des positivité whatever alors que lépp ci yow lay dellu kon nañuy jéem a xam suñu bopp lépp lu ma ci mën dinaa ñëw indi ko wax ko nit ñi yeewu ñu mën a yeewu ñu xam ne loolu la yàlla na ma ci parce que adduna bi dama waxoon nag ñett fi nekk ki yeewu kii nelaw ak ki dee kii yeewu na yee kii nelaw ba pare ki nga xam ne moom kenn mënu koo yee nañ ko bàyyi mu foog moom dañ koy suuli parce que boo ko suuliwu la lay sonal rek xam nga loolu mooy adduna ñu bàyyi leen ñu eggali musique bi tuuti après ñu tëj Boubacar maa ngi ziar dafa bi gën a njël vibration la ñëwoon tey expliqué gars yi oh ah yee ba Omar da ngaa tardé Omar tardé nga jaana mais jaana la Omar maa ngi may ceer jaana la yëpp gars yi xam nga Omar fekk na mu nga fekk mu jeex You know, say anything when you do, they must commend it. So anything when you do, and they try to do, I'm plenty so far. waaw dëgg la xam naa loolu mais ñoo far sans dama bëgg mu wees 30 minutes quoi parce que après dama ko dugal ci YouTube bi moo tax may wàññi temps bi quoi 30 minutes rek après su ma waxee pare moom mu koy upload wala gars yi nga seetaan ko quoi mais maa ngi lay jaar gars yëpp ñu ñëwoon nag Boubacar xam nga Salif Gueye gars yëpp Sénégal Ndoye maa ngi lay ziar Mohamed Rasoul
góor gi Dieng maa ngi koy ziar Darvin Rincon Roune Thioune bëgg Fallou Mor Dieng Ahmed Bachir Diop maa ngi lay ziar Salif Gueye maa ngi lay ziar maa ngi ziar gars yi ñëw dugg xam rek yéen ma gën a xam nañuy xalaat rek parce que addu daba maa ngi lay ziar parce que àdduna moom day yeewante rek parce que loolu moo ñuy dimbali ñu mën a yeewu xam kenn dund fi kenn mënu fi kenn mais ku nangoo yeewu rek la yàlla di yee kon comme ko defuñu dara ñu ngi toog di ziar ni ñuy jëm a yee ñëpp rek man su ma koy def yow tamit sa rôle da nga ko war a def ki nga nekkal li nga jot a xam jëm ko partager ak moom ñëpp ñu dox dem pour que ëllëg bu ñuy dugg àjjana ñëpp duggandoo bu ñuy dugg xam fu ma rek maanaam yow bu loo xam wala loo am bokkoog ñi nga xam maanaam loo am loo mën da nga koy jëm a xamal ñi la wër pour que yow au moins nga jëm a yeen ñenn ñi keneen tamit def même chose lu mu xam même bu fekkee lu mu tuuti na ko xamal ko ay mbokkam xamal ko ay ñi nga xam dañ ñoo ko wër pour que moom mu def bu defee noonu rek ñëpp dinañ yeewu mais boo jàppee ne yow li nga xam wala yow li nga mën wala li nga mën rek ci yow yam maanaam loolu la ñuy wax selfishness loolu la ñuy wax selfish maanaam yow da ngaa yam sa bopp maanaam da ngaa nay te nit dina nay ci fànn bu nekk du ci alal kese wala ci ñam mais ci jikko ci xalaat ak ci comportement yooyu nit war cee nay maanaam nit da nga war a yeewu yeete bi mooy li nga xam rek joxal nit ñi mais bul forcer kenn ne ko li ma wax dëgg la man du ma forcer nit ne li ma wax dëgg la mais ku ma déglu nga demaa dégluwaat li ma wax di nga xam li ma wax dëgg la bu la neexee nag nga jëf bu la neex nga bañ a jëf loolu day am yool ci nit ki la c'est personnel mais ce qui m'a concerné mooy lan nan laa war a mën a yeewee nit ki wax mais bi doom day maa ngi lay ziar Youssou ziar naa la xam nga loolu moom mooy war a ko doomu aadama bi bul xool ñu lay déglu bul xool ñu lay seetaan bul xool maanaam yow ndax ñi ñu jëf ak jëfuñu mais li la war rek mooy yow yàlla li mu war xamal tamit nga xamal ko ay nit parce que ñooñu tamit ñu mën a yeewu loolu rek moo ci am solo mais li yonent bi yàlla waxoon yonent bi yàlla da ko yónni yonent bi di wax naan yàlla ñii duñ gëm yàlla na ko kuy gëm a ku dul gëm loolu soo yoon new ci li ma la yónni mooy waxal message nga mooy waxal loolu rek loolu moo ci am nit ñun tamit duñ def lu roy ci yonent bi mais li yàlla waxoon yonent bi di wàcc li ñu wàcc mooy ay simple jaamu yàlla lañ ay ñoo gën a souffrir ci yàlla bind mais tamit nit même boo mënee xamee ni ñuy remplir pour taxe wala dara wala nit fi ñuy liggéeyee nit di ut liggéey nga xam fu ñuy liggéeyee yow ci yoon da nga war a wax nit ki parce que loolu mooy xam-xam loolu mooy humanitaire xam nga loolu mooy humanitaire baa ngi jógal affaire ba mu dagg loolu mooy àdduna maa li nga mën ak li nga xam ak li ngay jëf da nga ci war a bokk doomu aadama yi da nga ko war a bokk àdduna du ci nit kese de ci mala yi ci lépp luy dund ak lu dul dund yow da ngaa war a yow bëgg de maa da ngaa war a partager parce que nit ki yow loolu mooy sa mission ci suuf mooy lépp loo xam loo mën billaahi wallahi wa minallaahi lépp loo xam nga mën ko boo ko nangoo partager ak nit ñi wala nga nangu koo xamante ak nit ñi wala nga nangu ko laaj gis rek nga ne man lii xam naa ko nit ne la comme tey damay wat nit ne ma fal dama bëgg wat nga ne ko man bu may dem bëgg wat de école bi laa dem pour jàng formation bi affaire yooyu noonu barki Serigne Touba da lay yokk wala yow nit ñëw ngay def liggéey di def réparateur téléphone comme Omar Konaté mu ñëw ne la dama bëgg a jàng réparation nga ne ko loolu moo gën a metti ci àdduna mais boo ko nangoo rek yow xolal da lay yokk parce que loolu mooy indi àdduna loolu mooy àdduna mooy góor jàpp ci góor boobu Cheikh Rafal waxoon góor jàpp ci góor loolu la du ay jàppante de mais ci biir la yow dégg la quoi dégg mooy nit ku ñëw ci yow di la demander favor nga xam ne lii nii xam nga ko nga ne ko non xaw ma ko wala mënuma ko alors que yow xam nga ko mën nga ko wax bi nga koy wax nag da lay wàcc da nga yow daa am benn devoir bi wax ci mooy vibration boobu noonu yow ngay accepté li tax ma indi émission bi mooy lépp ci vibration lay dox mooy nit ki moom mooy choisir jël côté gauche di vibrer fréquence côté gauche muy négatif wala muy accepté di vibrer ci fréquence côté droite muy positif yow yaa xool nag waaw baa ma bàyyi leen parce que balaa vidéo bi di gën a gudd parce que gars yi mooy loolu 30 minutes rek Omar maa ngi ziar Youssou gars yi maa ngi leen di ziar ñu mujj a dugg yaa ba Omar Konaté xam nga Youssou Seck depuis Canada maa ngi leen ziar doom day Omar Konaté depuis Sénégal yéen a ma gën a xam gars yi bëggee